du Batal tey sujet bi ñoo ngi ko jëmale ci taax wu daanu. effondrement wu immeuble wala bâtiment. liñ ciy gis Pape Cheikh bari na la ko waral surtout ci jamono yi ñu nekk di jamono nawet dañuy gis kër yi bu xësee ba taw bu leen ko rombee peut-être di ngeen ko seetlu da ngeen di gis yenn saay mur yi day tooy loolu dafay indi ay jafe-jafe ci wàllum kon dëkkuwaay amaana lu ko gën a indi mooy ñàkkum étanchéité wala ciment bu saf wala béton bi nga xamante ni dafa manqué bu baax a baax ci bâtiment bi mais dañoo tàllal suñu micro yenn ci sénégalais yi nga xamante ni dañoo fésal seen naqar yi ñuy rek daal di am bu ñu gisee bâtiment yi nga xamante ni daanaka dafay am ay sooxe. man sujet bi ma bëgg ñu waxtaanee mooy concernant domaine tabax bi man je vois que léegi tabax bi franchement parler amul suivi bu doy alors donc suñ ci waxtaanee vraiment duñ ci teglu li nga xam ne moo gën a nécessaire daal maanaam def les professionnels ci biir matière bi pour ñu suivre démarrage yu bâtiment bi du début ba ci fin bi parce que en général kër yi daanu dafa bari de trop c'est parce que amul suivi dëgëraay bi mooy lan liggéey tabax parce que liggéey bi par exemple soo amee xaalis mais da ngay wut un gars boo xamee ne mooy suivre affaire bi comme on le dit comme un ingénieur boo xam ne moom mooy démarrer travaux yi maçon bi suy mélanger dina xam lan lay gazé bon li nar a dem ci coulage bi tous les consorts du début jëlee ko ci fondement bi ba ci kaw donc loolu moo am importance surtout soo demee ba ci kaw tamit su fekkee dal bi teguñu ko ci yoon normal mooy andi des fois bâtiment di durer moins de 5 ans mu dem terre. dëkkuwaay bi lenn moo ñu métti mooy ñu moom borom kër yi benn bu président waxee noonu day wàññi na location bi benn ñoom dañoo génnee loyer yi bu ñu génnee loyer peut être tabax seen kër yokk ko kon location bu ñu beesee noonu ñun gis ñu suñu bopp waaw amul benn njëriñ parce que ñoom dañoo génn nit ñi dañuy defar seen kër ba bu ñu ko defaree ba mu baax a pare du yokk ko ba gars yi sonn nañ daal ñun daal loyer yi sonn nañ trop. location yi dafa seer laay waa kii Macky Sall mu génnee décret boobu war na am poursuite dafa doon am ñu koy topp mais kenn topp ko léegi tax na borom kër yi tamit obligé ñoom tamit génnewaat ñu ne damay defar damay construire. ba pare ba nga génn ñu obligé jëlaat ay nit loué ko augmenté waat prix bi te loolu baaxul ndax kër exemple tey location seer na fii seer boo xam ne appartement yaa ngi def presque ñu naan 100 000 110 000 80 000 mais c'est cher normalement appartement wala benn chambre 30 000 francs c'est cher maanaam lu gën a sonal dëkk bi loolu si la bokk ndax liggéey bi baaxul salaire yi baaxul boo bëggee gagné salaire 90 000 ou bien 70 000 bëgg si fay location sa dund ñëwagul. day métti daal dañoo bëgg affaire bi ngeen koy waxtaan seen émission sénégalais yëpp di si jot ndax gis naa fi benn kër goo xam ni bi ñu wàññee léegi ñooñu 55 000 la ñuy fay mais am na ñu génn biñ dugalaatee ñeneen ñu ngi fay 85 000 te ba tey am na ñu fay 55 000 c'est pas normal. maa ngi tudd Cheikh Ndiaye. li mu bëgg ñu waxtaanee ko maanaam ci wàllu tabax ndax man damaa xaw a jaar ci ouvrier di maçon avant may ñëw di jaay ji damaa jaar ci maçon mais nag boo ci benn côté boo xoolee. day nekk ci wàllu ki bëgg a tabax ñaareel bi boo xoolee da ngay xool ci moom ki bëgg am lu mu tabax parce que tabax ci boppam terrain bi buñ ko jëlee dikk calculer ko 100 millions war a tabax kër gi yow nga ñëw dem ci architecte bi mu defal la devis nga dem ci entrepreneur mu defal la devis ne la 100 millions moo ko tabax nga jël. début ba teg ne dem seetaat keneen léegi ka ko ne la 60 millions moo ko tabax mais ka ne la 100 millions moo ko tabax kookoo gën a jàpp fu wér maanaam loolu il faut ñu dugalaat ci suñu loxo ñun ñëpp population bi ak état bi yëpp il faut ñu dugal ci suñu loxo te bañ a bëgg lu yomb nag wax dëgg yàlla nañuy liggéey di liggéey lu baax ñuy liggéeylu nañ joxe xaalis ku bëgg état bu da ngay joxe xaalis boo amul moyen bi nga am tabax moyen li nga tollool. moo ngoog ku ci nekk ak xalaatam ci émission bi am na yoo xam ne ni franchement il a raison c'est cher. c'est ça waaw c'est cher mais lu ñu wax ci location bi peut-être que ne que on dinañ ci. def parenthèse ci kanam. parce que c'est cher quand même. parce que c'est cher. nu mu ne 30 000 benn néeg c'est cher. donc dinañ ci waxtaanee ci kanam mais dañuy jeexalee ak pa bi lu mu wax sànq nee na ñi nga xamante ni ñoom ñooy tabax nañu def les moyens ci seen bâtiment pour bëgg bâtiment yu dëgër. li nga xamante ni loolu nga tollool nga def parce que
que mënoo am benn budget nga ne da nga bëgg a def étage bu am 4 étages alors que ne que yow sa bos peut-être bâtiment rez-de-chaussée rek la mën a yem mais ci ay statistiques ñu jàpp ne en 2016 lu toll ci 400 bâtiments ñoo wadd fii ci Sénégal bi yëpp en 2016 peut-être que ne que lim bi yokku na parce que statistiques yu récents yi amuñu ko mais 2016 dañu jàpp ne lu toll ci 400 bâtiments moo daal di wadd te ba ñu laajee chef division bâtiment génie civil ak électronique bu association sénégalaise de normalisation nee na situation bi li ko gën a indi mooy qualité béton bi kon moo rek daal di mooy fer à béton bi moom moo daal di kon doy waar parce que bu ñuy tabax dafa am ay qualité yu bëri yi nga xamante ni dañ koy rek daal di indi mais bu nekkee yow peut-être kenn conseillé wu la wala xamoo fi nga war a jaar pour am bâtiment bu dëgër nañ lay dem jaay qualité bu bon donc ci qualité bi ngay utiliser moom mooy tax généralement bâtiment bi du dëgër mais bu ñu nee aussi bâtiment yi daanu Pape Cheikh bokk na ca ñàkkum étanchéité parce que étanchéité moom mooy isoler ndox ak sa bâtiment parce que fu ndox am bâtiment du fa dëgër damay jël exemple suuf bi nga xamante ni moom moo nekk Diamniadio parce que dañ ciy faral di waxtaan lu bari nee nañ la bâtiment bi du laal suuf si dañoo am ay techniques yi nga xamante dañ koo jël pour ñu bâtiment bi bañ a laal suuf si ndaxte suuf si day noyyi bu nekkee ndox da cee am loolu ñu koy woowee ay micropieux donc genre technique yooyu la ñu war a utiliser pour di tabax ak suuf bi nga xamante ni ay suuf yu spécifique la mais dañoo gis ne léegi Sénégal même sax bu ñuy def seen fondation yenn saay bu ko jaree sax duñu def étanchéité alors que ne que bâtiment da nga war a def étanchéité ci partie yi nga xamante ni moom mooy recevoir ndox am na aussi ñu bëri ñi nga xamante ni seen kaw terrasse yi dañuy ñëw rek ñu def ko carreau cassé mais carreau cassé bi balaa nga koy teg Pape Cheikh dafa am loo xamante ni da nga ko ci war a def muy étanchéité boobu moom mooy tax ndox mi du laal bâtiment bi moom moo lay isolé te loolu moom mooy tax yow nga mën a am bâtiment bu mucc ayib kon nit yi nañ ko bàyyi xel bâtiment yu bëri yi ngay romb ci koñ yi ngay gis bu tawee mu xaw a tooy wala ndox mi taa wala bâtiment bi xaw a kii jàpp leen ne bâtiment boobu mi ngi ci danger parce que ndox mi dugg na ci te fer mënta ànd ak ndox ciment bu saful aussi mënta téye ndox kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu ñuy tabax ñu woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko rek daal di mën ñu daal di ci bàyyi xel bu baax a baax lu ci mel ni wàllum génie civil ak yi ni mel maa ngi lay wax sànq ne la génie civil lan mooy seen liggéey ak fan nañ ko soxlaa ci dëkk danañ ci waxtaanee ci émission yi ñu dëgmal kon effondrement bâtiment yi mi ngi indi musiba fii ci suñu réew ndaxte lu toll kon ci 225 bâtiments daanu nañu ci atum 2015 lu toll ci 13 personnes ñoom ñoo ci daal di faatu lu ci bëri am ci ay gaañu ci at yooyu kon lu ñu mën a kon éviter la bu nekkee ñi ngi def étanchéité ci kër yi bu nekkee dosage yi jëm ci wàllum béton bi ci wàllum ciment ci wàllum xeer yi ñu ngi koy rek daal di respecté bu baax a baax mais surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo yellool tabax ñu leen koy jox Pape Cheikh. Voilà surtout que bu ñu gëmee yàlla parce que ku nekk ak sa métier booy def dara bul sànni sa xaalis. c'est ça da nga dem nga wax ci ak ñi nga xamante ni ñoo ci nekk professionnel. mais surtout parce que maa ngi déggoon jamono yooju Khoudia Mbaye moo nekkoon ministre bu ñu dénkoon wàllu habitat dafa amoon effondrement immeuble bu amoon côté Mamel je pense waaw côté Mamel Wakam moom dafa nekk ne mënuñu teg ci ginnaaw chaque Sénégalais benn police pour mu mën a xool li ngay def. parce que voilà surtout que nekk yow booy tabax da nga jaax yoon. wutal sa autorisation de construire te autorisation de construire boobu noonu boo koy def dinañ la laaj ay éléments techniques ci biir yi wane na yow war ngaa mën a tabax wala sa tabax boo ko tabaxee ba pare dina nekk tabax bu dëgër te yaakaar naa ne kenn du jël xaalis di ko sànni par la fenêtre booy investir na nga investir dans le long terme kon nag benn peut-être somme bi nga nar a yokk kon pour nga am bâtiment bu dëgër loolu ça n'a rien à voir ak li nga nar a investiraat bu nekkee bâtiment bi wàcc na mais li gën a am solo nañu ko bàyyi xel ñii di tabax nañu def étanchéité parce que étanchéité moom moo lay muccal sa bâtiment nañ ko def ba pare ne di jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko war a def ñu defal la ay études yi tax ne sa bâtiment dina dëgër ba yenn jafe-jafe yi duñ ko rek daal di am donc étanchéité dosage bu baax ci wàllum ciment ci wàllum béton surtout jox ñi nga xamante ñoom ñoo koy tabax sànq aussi Pape Cheikh ci élément bi dégg nga lu ñu wax ci wàllum location loolu c'est une petite digression mais pour wax aussi ne nit yi sonn nañ ci location bi parce que yaakaar naa ne weer ak weer nu mu jegeyonte jamono ji nu mu mel ñu am boom immobilier ñuy jël xaalis bu bari di ko génne pour fay néeg wala pour fay appartement je pense que ne que voilà il faut kilifa yi gën a bàyyi xel ci askan wi loi bi ñu génne woon pour wàññi location bi loi boobu nañ ko xoolaat
parce que loi bi génne nañ ko mais ba léegi borom kër yi duñ ko respecté donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñuy nekk di wër jege askan bi gis seen ay jafe-jafe surtout ci wàllum kii ba pare indiwaat location vente parce que c'est loolu nekk na loo xamante ni moom moo ñuy muccal ñun ñëpp moo gën a sakkan voilà yàlla baax na waaye xam nga ñun ñuy tabax kër yi itam di leen ko luye dañoo fere ci suñu kër yi dañoo fere lu bëri mais yow loo frais investissement la boo xamante ne di nga ko récupérer dans le long terme xamoo frais bëgg a récupérer li nga dépassé ci saa si mais mënoo frais ba pare mën ko récupérer ci at mën nga ne mais borom kër yi daal nañu yërëm askan wi xam ne daal appartement yi cher nañ léegi cher nañ ko wàññi ba pare respecter loi yi parce que yenn saa yi di nga gis koo xamante ni man damay dem louer kër ñaatam bëgg yokk na ma génnal damay defar sama kër te loolu yëpp loi tënk na ko amuñu ci benn droit kon nag nañu jege ñii seen xel màcc ci wàllu woowu ñu leen di conseil ndaxte am nañu ay droit yoo xamante ni ñii louer kër yi ñoom ñoo ko rek daal di moom te nañ koy jëfandikoo mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax dina ba Seydou Ba Tall parce que comme il l'a dit ci reportage bi nga def léegi nii néeg 30 000 c'est cher on va revenir ci ay gëstu yoo xam ne nii bëgg nañu koo amel enquête ci wàllu location moo xam bailleur wala ki nga xam ne nii moo loué waxtaane itam location vente prochainement ci sujet yi merci Dieynaba